Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans votre émission Apprendre anglais en wolof. tey leçon numéro 9 ñu war a ñëw ci past simple versus past continuous maanaam kan lañ war a tànn past simple ak kan lañ war a tànn past continuous. past simple nag pour nga utiliser ko ñaari condition yu fréquente lañ ci am mooy bu ci njëkk mu nekk action bam te ni dafa amoon xew-xew bu amoon ci lu weesu te amul rapport ak le présent mu nekk lu xewoon lu weesu xamee nañ ci ay mots yu ci mel ni ñu ne démb bu nee démb c'est une indication de temps précise maanaam jamono ju bu leer nañ lañ la wax xam nga kañ na démb la te weesu na ñu yesterday lu ci mel ñu ne last at bu mënta àndal last night guddi gi weesu last week semaine bi weesu last year année bi weesu yooyu yëpp wala am na aussi un mot clé bu ñuy wax ago comme exemple ñu ne 2 weeks ago mooy il y a 2 semaines c'est une indication de temps dañuy wax kañ la xew te lu weesu la amul rapport ak présent bu boobaa da ngay utiliser past simple exemple nga ne démb defar naa sama néeg démb fomp naa sama néeg ñu ne yesterday I cleaned my room yesterday I cleaned my room kon gis ngeen première condition bi loolu la deuxième condition bi mooy laa xam te da nga amoon habitude di ko def maanaam li nga tàmmoon di def mais defatoo ko léegi li nga daan def loolu bari mais amul rapport ak présent ñu ne par exemple Moodu da daan jooy lu bari bu mu nekkee xale ñu ne Moodu cried a lot when he was young boobu dañoo utiliser past simple parce que dafa amoon habitude di ko def yaa une règle grammaticale nag ba am te bu ñu yeggee ci grammaire dinañ la ko expliquer comme ñu ne Moodu used to cry when he was young mais nañ yam ci conjugaison bi pour ngeen xam ne aussi beneen condition pour ñu utiliser past simple mooy li nga tàmmoon di def lu bari ci ay jamono waaye amatul loolu mooy ñaari condition am te boo ko amee mun nga da nga war a utiliser past simple léegi nag ñu jàll dem ci past continuous xool kañ lañ ko war a utiliser. su dee nag past continuous moom seetlu nañ ci benn condition moom lu ko intéressé mooy l'action en cours action bi nekk di am moom daanaka moom past simple benn lañ parce que past simple lu ko intéressé mooy action bu weesu past continuous tamit lu weesoo ko intéressé waaye ci bu may amee jamono bu muy amee l'action en cours dans le passé avec une précision de temps moom noonu la mel dafa mel ni ñu ne démb ñu ngi doon jàng seeni leçon yesterday we were learning our lessons we were learning comme moom lu ko intéressé du jàng leçon yi mais lu ñu nekkoon di jàng boo jàppal ni en français comme lu ñu mënee traduire être en train de loolu mooy continuous soo mënee wax être en train de ci leen rek moo ko continuous nga war a utiliser soo nee j'étais en train d'apprendre mes leçons hier donc da nga naan I were learning kon en train de la dama nekkoon di jàng bokk la dama jàngoon sama leçon yéen gis différence bi ñu essayer deuxième exemple nga ne bu nga may woo dama doon seetaan télé bi nga may woo dama doon seetaan télé when you called I was watching on TV bu nga may woo da nga woote man maa ngi nekkoon di seetaan télé j'étais en train de regarder la télé lorsque tu appelais gis ngeen différence bi même en français noonu la demee ci anglais kon anglais past continuous ak past simple la mooy seen différence ñoom ñaar ñëpp
ci jamono ju weesu la avec une précision de temps waaye past continuous moom day insister ci l'action en cours maanaam ci xew-xew ci jamono bi ci déroulement bi loolu mooy seen différence kon nag tey lii leen di indiloon ci diggante past simple versus past continuous. léegi ñu dugg ci exercice d'application yi xool ndax mbir yi assimilé nañ ko su ma nee exemple xale yi semaine bi passé xale yi dañu doon foo ak seen maam bu jigéen semaine bi passé xale yi dañu nekkoon di foo ak seen maam bu jigéen loolu laa war a utiliser foofu la moo ma intéressé action bi en cours bi wala foo bi rek bu weesu bi kon lan laa war a wax dama ne last week children were playing with their grandmother gis ngeen were playing maanaam lu ma intéressé xale dañu nekkoon di foo wute na ma ne last week children played with their grandmother maanaam semaine bi weesu xale yi foon nañ ak seen maam bu jigéen c'est différent kon gis ngeen bi lu koy intéressé action en cours kon loolu mooy seen différence ñu joxe deuxième exemple ma ne démb demoon naa plage est-ce que bokk na ak démb dama nekkoon di dem plage su ma nekkoon démb demoon naa plage lan lañ war a nekk dem moom xam nañ ko mooy to go ku yaakaar nag to go prétérité maanaam past simple da nga ci yokk ed yow moom tax nga parce que to go maa ko doon junj ne leen am na ay verbe irrégulier daf leen bëgg a commencer tàmmal di leen ko dugalal nànk-nànk te ngeen xool description bi jàng ko to go moom ci SDF yi la na ngeen ko utal kër nag amul kër kon to go booy def prétérité maanaam past simple day nekk went participe passé tamit doo yokk ed day nekk gone ñu jox leen ko rek en attendant kon suñuy wax est-ce que damay wax were going wala went fa laa yem dama naa yesterday démb demoon naa kon dama naa yesterday I went to the beach démb demoon naa plage demoon naa géej bokk la ma ne démb dama nekkoon di dem plage kon foofu lu ma intéressé du dem bi mais le fait que ma nekkoon di dem action en cours bi kon damay wax yesterday I was going to the beach gis ngeen différence bi lii dong la ñoom ñaar ñëpp leen intéressé mooy action bu weesu amul benn rapport au présent avec une date précise mais simple bi day simple action bee ko intéressé mais continuous li koy intéressé mooy action en cours progression bi lii dong mooy seen différence entre past simple ak past continuous na ngeen ñu suivre ci vidéo bi ñëw incha allah ñu indi leen yeneen temps jërë ngeen jëf. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Learning English is so easy.